juróom-ñeenti waxtu ak genn wàll ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak nun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. Guy Marius Sagna ak ñi ñu ko booleeloon jàpp keroog àjjuma ci ñaxtu yokkub courant bi defeere nañ leen ca tribunal procureur war leen a déglu des na jokkoo jeeg Ndate Diop ma ca teew jamono ji ci calmem tuuti waa CNTS/FC ni yokk gi jaaduwul te dinañu ko xeex ci seenu manin. gerewu liggéeykatu SDE yi yor ndox mi tey ji naka la tàmbali waaye direction générale ba dañoo réquisitionné ñenn ci ñoom liggéey par force. Elimane Diouf mi leen jiite ni looloo yàq mbir mi ñu war a gisee ak ministre bi Serigne Mbaye Thiam bu jóge assemblée nationale que muy janook député yi jamono ji ngir ñu daal di koy nattal budget. suba la gouvernement bi war a daje ak waa syndicat yi nga xam ni ñoom ñoo yor wàllu njàng mi xool fi ñu toll ci li ñu jëfe ci négociation yi waaye ñi bokk ci CUSEMS ak SAEMS dañuy xëy tàmbali gerewub ñaari fan talaata ak àllarba. juróomi président yi Afrique ñi ngi ci réew mi ak waa banque mondiale ak waa FMI ca Diamniadio di fa waxtaane conférence boo xamante ne nii nit ñuy def ba ay infrastructure am te méngoo ak jamono la ñu ni ngir lépp mat faaw mu doon téeméeri milliards ak juróom fukk ci at mu yàlla sàkk ñu di ko def ci wàllu infrastructure jamono ji mi ngi ci juróom-ñaar fukk ak juróomi milliards ci xaalisu Amérique boobee. Mamadou Amar Ndione mooy kis fa yebal. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram xew wi tey la ballon d'or bi ca France Messi la yéenekaay yu bëri ni moo koy jël Sadio Mané pojo moom sax wóorul mooy ñett ñi gën a xereñ Joseph Antoine Bell ni nag moom Messi moo ko war a jël ndax saison bi lëmm la ñu war a natt naruñoo natt benn match wala benn compétition. ñaareelu pàcc bi ba tey en classe ak li ci yéenekaay yi. jawali ca tribunal ni ñu ko waxe woon ci njalbeen gi fekk yàllaa ji Ndate Diop maa ngi lay nuyu Ndate. di la fay Makumba. lu ngeen mujj am ci xibaar yi Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal. moom mooy bopp ba léegi ca 1h ba mu tegalee ñaar fukki simili ba léegi mu Guy Marius Sagna ak compagnie ak maanaam juróom-ñett ñi nga xam ni ñoom la ñu jàppandoo bopp ba léegi ñu nekk ci garde à vue yegg si nañu fii ci tribunal bu Ndakaaru waaye ba jamono ji may wax ak yow gisaguñu ko ak kii di procureur ñoo ngi xaar bu ñu sukkandikoo ci maître Moussa Sarr di kenn ci avocat ñii di activiste yi ñu jàpp ni ñetti avocat ñoo leen di layool bokk na ca maître Moussa Sarr moomu maître Amadou Sow ak maître Amadou Diallo kon ñoo ngi xaarandi boobu ba léegi mi ngi defi waxtu ci xibaar nag ñu jàpp ni procureur bu leen jàkkaarloog ñoom mën na am mu placer leen sous mandat de dépôt wala mën na am mu jox leen kii di juge d'instruction jàpp leen wàllu flagrant délit ak lu ci manti am ñoo ngi toog di xaar Guy Marius Sagna ak i ñooñam tamit ñoo ngi xaar ci buntu bureau kii du procureur ngir xaar pour mu dalal leen ngir xool fan la wànnent di mujjee ak i bëtam Makumba. Ndate Diop ca tribunal Ndakaaru bokk ci loo xamante ne nii nag naqarlu nas ko foofa ca tribunal bi di ànd di def loo xamante ne nii aaye nañ la ko mooy marche bi ak itam sokkorlo ak ndawal buur muy bëre bi mu doon bëre ak takk der ba ca buntu pale ba. li mu doon xeex ñi koy xeex du moom dong mooy courant bu yokk bi CNTS moom nag jàpp na ni daal CNTS ngeen baal ma de CNTS/FC laa wax sànq CNTS. nee nañu courant bi kenn waru ko woon a yokk bi jaaduwul te dinañu ko xeex ci anam yi nga xamante ne nii moom la ñu am Lamine Fall lañ ciy déglu ci téléphone Alaaji Njóogu Jeen. lu ñu bett la ndax ñu jàpp nañu ne dernière année yi Senelec def na ay performance parce que itam politique bi président Macky Sall indi na ay li ñuy wax mix énergétique indi na gaz indi na éolien indi na solaire surtout te yooyu ñoo gën a yomb fuel bi tey jii Senelec ñun xam nañu ne seen capacité waxuñu production mais production bi maanaam dafa gën a wàññeeku en terme de coût kon dañu waroon xalaatoon ñun li ñu doon xalaat mooy ñu wàññi électricité mais pas ñu yokk ko kon ñun en tant que syndicat li ñuy wax mooy d'accord ci tey d'accord ci ëllëg. en tant que syndicat ban taxawaay ngeen fas yéene taxaw ci yokk courant boobu ngeen di naqarlu. au delà dénoncé bi daañu waxtaan fan yi di ñëw suñu instance yi daañu woote ñu xool ban forme de manifestation la ñuy def pour aussi état bi xam ne y a des choses yoo xam ne dañu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg. courant bi seeroon na déjà maintenant ñu yokkaat ko vraiment dégg nañ directeur Senelec bi muy expliqué mais explication yooyu en tout cas ñu mënuñu ko nangu. Lamine Fall ci micro Alaaji Njóogu Jeen ba tey ci mbiri syndicat yi ñii liggéey ci SDE buñ jógee ci courant bi ñëw ci ndox mi ñoom nag ba léegi fukk ak juróom ci téeméer boo jël ci action yoo nekk ci kër gu bees ga di siège la ñu bëgg ñu jox leen ko loolee nag boobee ba léegi juboo amu ci ba tax tey ji nag la seen grève bi tàmbali grève bi nag tuuti kon mu réussir waaye nag dafa am ci ñoom ñoo xamante ne nii dañ leen a réquisitionné maanaam ni leen par force da ngeen di liggéey te loolu nag sañoo su ko bañ ndax itam moo ko liggéey ba ànd Elimane Diouf moom mooy coordonnateur intersyndical des travailleurs de la SDE syndicat yi fa nekk yëpp mooy seen njiit moom itam ci jokkoo beeg Alaaji Njóogu Jeen.
benn fausse note lañ ci noté mooy réquisition yi l'État a le droit de faire des réquisitions mais réquisitions yi ñu def ils les ont fait sauvagement c'est-à-dire que dans une population de X travailleurs dans un service essentiel parce que les services essentiels de production et de distribution qui doivent avoir des réquisitions foofu la ñu war a jël entre 1/4 et 1/5 du personnel. Et nous avons vu que foofu ils n'ont pas respecté. Parfois dans les usines, ils ont pris les 4/5 ou les 3/4 du personnel. Ce qui est à dénoncer et nous sommes en train de faire le point par rapport à ça pour xool nan lañ ci yëngatu. buñ jeexalee daal dinañu xam rek exactement mais du point de vue du suivi de la grève tout le monde a suivi. Le ministre de l'eau et de l'assainissement jox nañu rendez-vous tey à 17h parce que dégg nañ ne day jàll assemblée le matin bu paree assemblée dinañu recevoir à 17h. et dinañ dem aussi dégluwaat ko lu ñu fa jëlee suba incha allah ñu ñëw rendre compte liggéeykat yi. et ñu xool est-ce que am na évolution ou amul évolution. 17h jooju ba moytuwul dina catande ministre bi ba jamono ji ma nga assemblée nationale di jano ak député yi ngir ñu mën ko nattal budget am gannaaw lay doon ndaje mi budget boobu des na ci dellusi ak Mouhamed Alimou Ba. beneen secteur ak ay jafe-jafeem ba tey ci wàllu syndicat yi yëngu di njàng mi suba ak jàmm la gouvernement bi di toog ak syndicat yi ci ëpp doole xool li ñu waxante woon ba xam ña ngi koy jëfe am déet waaye am na ci ñoo xam ne moom danañ am jotug mën a xëy wuy ji suba muy waa CUSEMS ak waa SAEMS nde seeni njiit déclaré nañ ñaari fani grève yoo xam ne suba ci talaata ji lay tàmbali talaata ak àllarba lay doon Amadou Ba moom moo yor wàllu communication gi ci CUSEMS ak coordonnateur ba ca Guédiawaye ñu déglu ko ci micro Salif Sow. enseignants yi nekk ci wàllu lycée yi ak CEM yi bokk ci IA Rufisque IA Pikine Guédiawaye ak IA bu Ndakaaru ñoom ñëpp ñu bokk ci région bu Ndakaaru lu ko dalee suba àllarba ak alxamis à partir de 9h benn cours du amati loolu nag nañuy rek di yëglu di wax ne gouvernement bi ak population bi que le gouvernement bi nekk fii wàllu enseignants yi fulaawu leen faalewu leen te lu ci gën a yéeme mooy population bi moo jël lu ci ëpp solo muy doomam mu dénk ko enseignants yi mais faalewul ñi ñu dénk xale yi parce que li ñu wax ak ñoom mooy avant le 30 novembre de chaque année dañuy fay lépp loo xam ne nañ ko waral enseignants yi ci wàllu examen parce que enseignants yi dañuy dem examen en mission ak seen xaalis bopp ñu toog pendant 5 mois kenn du leen fay léegi nag état boo xam ne moom avant le 30 novembre chaque année dina fay lépp malheureusement dara amu ci léegi nag ñu taxaw di lancer mot d'ordre ne ko à partir de mercredi ak jeudi bu ñu fayul lépp nag incha allah yeneen fan yi di ñëw moom dañuy dem en grève. fanweeri minute ak juróom ñett moo tegu ci ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Makumba Bey. juróomi njiitu réew bokk ci Alassane Ouattara ak président wu Burkina Faso ñi ngi ci réew mi ak waa Banque mondiale ak waa FMI ca Diamniadio lañ xëy tey ji nag doon xayma li baax ci infrastructure ci Afrique ñu ne at mu yàlla sàkk téeméeri milliards ak juróom fukk ci xaalisu Amérique la ñu war a def ci ay infrastructure muy yoon yeeg barabu fajuwaay yeeg yooyu waaye nag jamono ji Afrique mi ngi ci 75 milliards président Macky Sall nag daal ni développement durable ngir mu am ni ñuy nattee réew yu néew doole yi warta bokk ak ni ñuy nattee réew yi nga xam ne moom fi mu ne nii seen lépp fàggu nañ ko ba noppi mu nekk loo xam ni ci conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable la ñu ko doon defee ca Diamniadio ndaw les fa yebaloon moo doonoon Mamadou Amar Ndione. tardé bi ñuy tardé ndax avion yi mënoon woon wàcc ndax brouillard bi ci Ndakaaru terewul tamit waxtaan wi am solo président Macky Sall nag moo njëkk a jël kàddu gi wax ne nag foog ñu soppar ñi ni ñuy doxalee ndax Afrique lu mag la 2 milliards ak genn wàll ci ay doomu aadama dinañ ci yeewoo fii ak 2050 mu nekk lu am solo. Rien que dans le domaine stratégique des infrastructures, les besoins en investissement de l'Afrique sont estimés à plus de 150 milliards de dollars par an. Alors que les ressources que nous y consacrons annuellement font environ 75 milliards. Donc c'est la moitié. président Macky Sall dafa jàpp ne ci wàllu bor bi plafond yi ñuy appliqué ci njëkk yu amagul doole ak ñi am doole warta nekk benn résultat bi mooy niveau d'endettement bi dafay yokku bu baax a baax ndax atum 2000 fanweer ak juróom la woon ci téeméer boo jël li atum 2016 mu nekk ci juróom fukk ak juróom ci téeméer boo jël loolu nag di yokkute ci public privé bi ci atum 2018 jandi ay jafe-jafe ndax toll na ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti junni milliards yi dollars boo ko xayma
Sénégal 225% la pétrole beeg gaz bi tamit laaj na ñu dugal ci ay koppar diggante benn jëm ñetti milliards ci ay dollars boo ko xayma juróomi téeméeri milliards lu topp jëm junni ak juróom-ñaari téeméeri milliards ci franc CFA loolu tax nag président Alassane Dramane Ouattara jàpp ne bor bi mënta ñàkk waaye foog ñu xam rek nan lañ koy defee naataangoom Mahamadou Issoufou bu Niger moom tamit gis na ne il faut industrie yi ñu gën koo ñoŋal fii ci Afrique ndax Afrique soxla na juróom benn téeméeri milliards ci ay dollars maanaam téeméer ak ñaar fukki junni milliards ci sunuy koppar at mu ne ngir mën a développé wu président bu Togo moom li mu gis mooy critère de convergence yi boo ko respecté sax du tax léeg-léeg askan wi kontaan plan yi bëri na lool waaye wax jee ëpp jëfin wi Faure Gnassingbé loolu la xamle Roch Marc Christian Kaboré tamit gisee noonu njiitu réewu Bénin Patrice Talon gis na ne condition crédit yi dafa metti 6 ak 7% ci fukki at ak juróom kot waa FMI waa Banque mondiale woo nañu nag dëkku Afrique yi ñu gën a góorgóorlu soppar ñi seen doxali ndax investisseurs yi mën a ñëw ci continent bi ci wàllu woowu cercle économiste yi ñu ngi joxe ay saafara ci juróom-benni secteur yu am solo ci Afrique bokk na ci mbay mi ndox mi énergie bi dem ak dikk bi télécommunication ak wàllu formation Mamadou Amar Ndione Diamniadio RFM. ñu daal di wax ci wàllu finance ba léegi ak koom-koom ndax OQSF mooy observatoire de la qualité des services financiers moom nag jàpp na ni fi mu ne nii wàllu assurance texte yi nga xam ne ñoom ñoo ko tënk warees na ko romb ak barème bi nga xam ne moom la ñuy appliquer nit ñi ndax nag boobu dépassé nañ ko fi mu ne nii ñoom ak seen i partenaire nag ñu tàmbali ci ay xeltu nu ñuy def ba bu ñu koy remplacer ñu wax la fiy nekk Habib Ndaw secrétaire exécutif OQSF ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo ca Mbour. tarif yi nga xam ne moom la ñuy appliqué ci secteur assurance bi barème yooyu dafa dépassé ay barème yoo xam ne à la fin des années 70 ñu ne il fallait que ñu réformer barème yi dama lay jox ay exemple indemnité yi ñuy fay garagiste yi nga xam ne ci taux d'horaire pour main d'œuvre garagiste mu ngi woon 1750 par heure xam nga loolu dépassé na léegi li ma lay wax nii depuis le début des années 80 changé wul il fallait que ñu changé ko ñu proposer des réformes adaptées moo waxaat la beneen aspect honoraires yi ñuy fay expert automobile yi moom it changé wu c'est valable aussi pour indemnité yi ñuy fay corps cargaison ak machine boobu sax changé na en 2002 mais ba léegi adapté wul à la réalité économique te loolu yëpp dafay décourager li ñuy wax inclusion assurantielle day décourager relation entre assurés yi auxiliaires d'assurance yi ak compagnie pour raffermir relation yi nag ñu ne nañu refondre lu mel ni par exemple indemnité journalière d'immobilisation de véhicules par exemple su fekkee sa oto dafa am sinistre indemnité bi ñu lay remboursé mu ngi ci 813 par exemple taximan boo xam ne otoom dafa am sinistre mu déclaré ko assurance 1600 rek lañ lay fay 1613 maximum bi di 2300 selon type de véhicule. xibaar boo xam ne ñu bëri bi ñu ko déggee metti na leen ku yoroon jaragam lu mat juróom-ñetti hôpital mu jaabante fa fu mu dem rek ñu ni ko du fi jàllal fa ci des nda yoroloo faye loolee nag tax tey jii nag ñu bëri nii biñ leen dekkee micro ci reportage yu Nafissatou Sylla li mu leen di dal lu bëree bëri la te jaadu wut fii réew mi toll jamono ji hôpital bu ne dem na fa ba ci lu toll ak juróom-ñeent ngir rek jabaram daal di mën a mucc ci anam yu baax Aliou Sall nag guddi googee jafe-jafe yu tar la dund. On a fait 9 hôpitaux. Finalement, Thiaroye la mujjee am doom. bu métti la ah c'est pour te dire que hôpitaux yi ñuy liggéey ci santé war nañoo xalaat seen bopp. Abass Ndao rendi ko Abass Ndao ma fekk fa une sage-femme tiital sama jabar tiital sama mag fa la waccoo ah ne ko kii boo ko yóbbuwul ci hôpital biir bi day xotteeku mais vous vous rendez compte est-ce que nit koo xam ne yaa ngi ci santé ñeme ngaa wax loolu mais nit kii bu ñëwee mu fekkee sa dafa nar a dee da ngay dalal xelam. François Préra moom taxaw ci buntu yu l'hôpital Le Dantec jëfandiku ci bekkeem mu ñuy wax nag moom li mu dund laata muy ñëw fii ci hôpital Dantec mu metti woon loolu. Je l'ai vécu le 18 août passé. li ni mel le 18 août bii laa ko dund yóbbu nañ ma ci ñetti hôpital yoo xamante ne kenn nanguwumaa jël clinique sax laa mujj fanaan ndax sonn ci ëllëg sa lañ ma mujjee yóbbu hôpital Dantec fu ma dem rek ñu ne ma amul place hôpital Thiaroye laa njëkkee teg ci CTO ak principal fenn amul place. à principal y a pas de place. Thierno Diallo nag moom jabaram la gunge si méttitu wenn ko sonal la waaye moom itamit mbir mi daa xaw a compliqué ci moom. man kay si laa nekk Patte d'Oie laa commencé ñëw ba fii CTO lañ ma jëlee ma ñëw fii encore presque 3 mois yi affaire pay bi loolu moo métti. du Ndakaaru rek la ñuy gis jafe-jafe yi le bëri na ci gox yu bëri fii ci Sénégal ñoo xamante ne dañu jóge ci capitale régionale yi ut si fii Dakar ngir daal di mën a faju te loolee nag ci ñu bëri
dafay doon ab koppar buy tegu ci li ngay fajoo. tàggat yaram xew-xew bu mag bi tey jii la di ballon d'or bi ci la ñu koy joxe fi mu ne nii nag ñu bëri njooxe wuti France ga nga xam ni fa la ñu koy amale loolee nag doomu Sénégal bi ci ràññeeku àgg ci foo xamante ne nii benn doomu Sénégal mësut fay àgg di Sadio Mané ci boppam yaakaar am ci waaye mel na ni fi mu ne nii nag mi ngi commencé dégonflé wu ndax xibaar yi nga xam ne ñoo mujj a génn ñëpp mànkoo nañ ni ca Messi la jëm ballon d'or boobee Joseph Antoine Bell mi nga xam ni moom doomu Cameroun la xel màcc ci wàllu tàggat yaram jàpp yi itam Messi moo ko war a jël. duñ natt rek ballon d'or lu ni day ci benn match wala ci benn compétition saison bi yëpp la ñuy jël di ko xool ñu déglu ko ci ci micro Babacar Fall. La logique de la performance globale sur l'ensemble de l'année veut que ce soit Messi. li xel nangu ci wàllu performance ci at bi yëpp Messi la war a doon Messi lañ war a jox lii di ballon d'or bi li ma la wax fi ma ko teg mooy buñ doon jël joueurs yi jongante ci ballon d'or bi yëpp ñu leen noté par semaine ñu xool at bi yëpp. jour bu nekk lim am ci point si ngay soog a xam li ma la wax waaye bu dee ci benn compétition rek lañ koy xool yaakaar naa ne dinañ juum day jaawale performance ci benn match ak performance su atu lëmb. d'un match avec la valeur sur une saison. Je suis persuadé que si vous allez à Amsterdam. te li ma wóor ba wóor mooy boo demoon dëkk bu mel ni Amsterdam waxu Van Dijk lañ la fay wax ni moo mérito ballon d'or bi ba pare wekk ko ci ay performance am boo demoon nit lu ci mel ni Juventus de Turin ñoom it waxu Ronaldo lañ lay wax ci ay performance Ronaldo lañ koy wekk. moo tax ma ni ki war a gagné ballon d'or bi jour bu mag la war a doon waaye nag du caageen ni kenn bu ko jëlee rek ñeneen ñëpp kenn si ñoom aayul. Ça ne veut pas dire que tous les autres n'existent pas et ne sont pas bons. Je ne donne pas mes avis pour arranger les uns et les autres. li may wax nag waxuma ko pour neexal ñii wala pour naqaral ñii dama koy wax ndax loolooy sama gis-gis waaye nag bu sénégalais yi bëggul kuy wax xalaatam yaakaar naa ne duñ doon ay xarit man ak ñoom xoolal rek li ma la wax jëlal supporter bu la neex Sénégal nga ne ko mu woo Sadio Mané laaj ko ndax moom mooy jël ballon d'or bi li wër bu wër mooy li mu koy tontu mooy xawma te bu ne ko xawma mooy ni xelam ñoo ngi jeexi jaaxa te bu xelam di jeexi jaaxa rek mooy ni xam na ni keneen mën naa gagner ballon d'or bi. C'est qu'il y a la possibilité que quelqu'un d'autre gagne. Xewi RFM dina leen ci gunge ci ab émission spéciale en direct lay doon ngeen di ci ànd ak Malal Junior Diagne ak i ganam ba fa muy jeexee. ba tey ci wàllu tàggat yaram CNEPS di centre de football centre sport ba nekk ca Kees ñoom nag nee nañu seeni match léegi bi ñu yéegee ca Lat Dior googee lañu koy fubale am nañ budget 50 millions boo xam ne liñ ci bëgg daal nee nañ mébét mi mooy fexe ba des ci kaw Pape Sidi Lo président wu club bi lañ ciy dégloo Malal Junior Diagne. su fekkee ni effectivement li nga xam ne moom la ñuy wut pour def saison ñëw jàng ñun jàpp nañ ne jàppandi nañ parce que jàpp nañ ne juróom benn semaine boo ko defee ci waajtaay def ñetti stage yoo xam ne ay lëlu la yoo xam ne juróom benn fan la bu nekk bu fekkee loolu la ñuy laaj pour ñu ne kii préparation bu baax na ci wàll boobu mëtal nañ ko mëtal nañ tamit li nga xam ne mooy waajtaayu koom bi nga xam ne juróom fukki millions ak ñaar lañ soxla pour suñu saison baax taxaw na jàppandi na ak li nga xam ne moo fi jot a nekk pexe yi nga xam ne administration beeg management bi ñoo ko war a lal pour équipe bi atteindre ay objectif am yi nga xam ne mooy jouer fukkeelu place beeg ñaar raw ñaari équipe kese loolu tamit loolu kese jàppandi nañ ko waaye nag fa suñuy xale kenn du leen tere digg bool bi. pour loolu mën a mat tam il faut ngeen football seen biir dëkk seen kanam public ndax doxal ngeen stade Lat Dior am déet. du problème bu am parce que Lat Dior stade bu ñu fa naree football championnat Ligue 1 Ligue 2 ñaari match yi moo fay am semaine bu nekk du loolu moo yàq stade bi te mooy vestiaire équipe nationale A ak équipe nationale yi ñëw ñun duñ ko utiliser yeneen vestiaire la ñuy utiliser pour bokk ci li nga xam ne mooy sàmm stade bi ñu am man problème bi amul toog nañ fukki at Thiès amul club bu Ligue 1 ñu koy ñafe ñu nag waa Thiès di ko ñafe ba tey ñu yegg ci yàlla def ñu am stade xalaatuñu jouer feneen fudul foofu tey jii Thiès waaye jënd nañ seen carte abonnement taxaw pour tous les matchs du championnat waajal nañ ko ñoom ñëpp ñu ngi xiifaat Ligue 1 ñëwaat biir Thiès gis nañ ay doomi Kolda ay doomi feneen ñëw nañ jouer biir stade Lat Dior ay ñun jàpp nañ ne dara warul mën a tax tey ñu tere ñu pour ñu jouer stade Lat Dior buñ ñu ko tere nag mooy tere nañ CNEPS jouer championnat parce que CNEPS excellence xaw ma beneen club xalaatul jouer ji feneen fu dul Lat Dior na waa ligue professionnelle yi nga xam ne ñoom ñoo war def programmation bi dinañ programme marché bi fi ñu ko war a programmer ñun liñ ci war a dox incha allah boobaa dinañ ko dox pour ñu tegal ñu stade bi buñ ñu ko tere nag ñu xam ne tere nañ Thiès championnat bi. mu nekkoon loolu kon lañ leen indi doon ci wàllu tàggat yaram en classe ñu andi ceeg Alaaji Njogu Jeen nag jàmm ñu yeggal tey suñu gëstu bi ñeel njàngum xale yi ci kër gi gannaaw bi ñu joxee kàddu gi waajur yi ak élèves yi ñu jox tey kàddu gi ñi nga xam te ne ñooy def ay cours particuliers naka la ñuy jàngale ak ndax ñi ngi ciy génn ñu déglu si reportage yu Ndongo Ka.
ci diggante cours de renforcement yi ñuy organiser ci quartier yi ak cours de renforcement yi ñuy amal nag ci l'école yi monsieur Ba gis ni nag amuna wuute moom professeur de lettres la ci CM Tidiane yi. en général yi ñu def ci koñ yi bon peut-être ay xale yoo xam ne bëgg nañ jàngale am nañu xam-xam livresque wala académique mais amuñu pédagogie parce que defaguñu formation bi nga xam ne à l'école normale wala dans les CRFP yi leen permettre ñu xool ràññee yan approche pédagogique la ñuy installer à partir de la prise en charge des gosses mais yi nga xam ne ñu ngi leen di def ci biir école yi te enseignants yi nekk foofu di ko def cours de renforcement yooyu ñoo gën a am ay résultats. jàngalekatu cours de renforcement bu ci nekk te war a ami pexe ak i feem ngir bu nu sukkandikoo ci monsieur Ba nekkul ni dangaa war a jàngalaat élèves yi li nga xamante ni moom la ñu jàngoon ci suba si. bu fekkee ki ko xam la du toppaat cours bi ba mu jeex cours bi pour nga comprendre ko ñaari mbir wala ñetti mbir rek ngay wax élève bi na ko def loolu bu ko xamee rek xam na cours bi yëpp mais bu fekkee ne dafa ñëw ci cours de renforcement nga bu ko reprendre cours boo xam ne def na ko suba ba léegi da nga koy saturé loolu nag c'est à éviter. ñu seetlu tamit ni cours de renforcement yi day faral di dajale ay élèves yu jóge ci école yu wuute lu nu mel war a tax ba jàngalekat bi ca njalbeen nga war a caytu nag niveau élève bu ci nekk. mais bu fekkee ne ki xam la ki nekk ci classe yi am na benn genre évaluation booy def bu xale yi door a ñëw ñu naan évaluation diagnostic xool ku ci nekk fan la sooxee boo xamee loolu ci ñoom boo leen di jàngal da nga mën a gën a orienté ci ku nekk fi mu gën a am ay faiblesse boo ko deful dès le début mun nga am ñoo lâché. cours de renforcement yi nag lay mbébétam moo di fexe ba yombal élèves yi dégg gu wér te wóor ci leçon yi nga xamante ni moom la ñu jot a def ci cours du jour yi. ñiy defalaate ay cours particulier dañu war a nekk ñoo xamante ne ñu xam ñi ñuy jàngalee la loolu nag di gis-gisu El Hadj Ndaw di inspecteur bu retraité. doo ñëw rek ak yow li nga xam nga bëgg ko sol ci xel mi fekk la ne ci bopp bi fi mu toll leeragul baaxagul taxawagul da ngay seet li ne ci bopp bi ba pare lim xam ndax taxaw na wala taxawul su taxawee ba pare nga yokkal ko su fekkee ne taxawul nag nga fexe ba mu dëgër nga soog a continuer waaye ñëw rek ak fekk xam-xam wala li programme yi wax rek nga ne lii laa koy jàngal fekk lam jàngoon moom taxawagul sax loolu day yàq xel mi rek du jur dara mën nga maîtriser contenu yi fekk na nga koy joxe xale bi baaxul du ko mën a jëriñoo donc il faut ñooñu di renforcer ak di wax ay cours de renforcement yooyu il faut que ñuy doon ay pédagogue maîtriser nag xam yoon yi ñu war a aw parce que doo tëb rek jël yoon wu la neex. dañ jeexal ak nemmeeku bi ñuy nemmeeku ji tey école bu Ndëndkat di dëkk bu nekk ca diwaanu Mboro département bu Tivaouane école boobu nag jafe-jafe bi fa gën a fës mooy ni xale yu jigéen ñi dañ leen di teel a maye ñu sëyi tax ñuy bàyyi l'école Cheikh Anta Diop. Mboro Ndëndkat di ab dëkk bu nekk ci tefes gi digganteem ak Mboro sur Mer toll ci juróom-ñeenti kilomètres dëkk bi de benn école élémentaire la ñu am fukki classe ak ñaar waaye nag njàng mi taxu koo demee noonee directeur école bi di wax ne jafe-jafe yi bari na lool ndaxte fii de xale yi jigéen ñi dañ leen a teel a maye ba dañuy dëddu l'école bi directeur de l'école élémentaire Ndëndkat Ousmane Niang. c'est une réalité maanaam maye xale yi ci teel. leneen loo xamante ne yëkkati nañ ko fa moom mooy xale yu góor yi ñoom it dañ leen di jële ci classe yi di leen yóbbu ci tool yi wala ñuy dem di gëtt ji ci géej gi. léegi beneen problème bi mooy xale yi nga xam ne ñu ngi leen di utiliser ci tool yi ay xale yu ndaw ñi arrosé ñi di sàmm ñi di arrosé 8 heures dañuy ñëw fekk seen yëre yi tooy xeeb ñu dugg classe xale boobu du jàng wala nga gis léeg-léeg ay yenn jours yi nga gis ci tefes bi xale yi di for ay jën bu campagne bi commencé di ko jaay am ci seen ñaari téeméer ñetti téeméer te kooku parents yi dañ leen ci encouragé parce que parent bu toog doomam surtout mère yi indi leen 1000 francs 1500 ci njaayam jën xam xale boobu xelam nekkatul ci jàng. kuréel gi ëmb association pour le développement de la zone des Niayes ànd ci ak jàngalekat yi nekk ci Mboro Ndëndkat ñi ngi def seen kéemtalaay kattan di dugg ci kër yi ngir wax waajur yi ñu yóbbu seen doom ñi jàngi l'école. ñuy gërëm Cheikh Anta Diop ak Ndongo Ka mbokk yi foofu la ñu neem ak yéen ci en classe dig daje altine bi di ñëw. COSYDEP moo leen doon may en classe. COSYDEP mànkoo na ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp. RFM Conçu pour la beauté de la femme noire et métissée, une gamme variée de produits aux extraits de plantes naturelles. Opalia, c'est 6 produits gommants et hydratants pour votre plus grand soin. Conçu pour les mêmes résultats nourrissants et protecteurs, associés aux effets exfoliants et hydratants, la gamme Opalia élimine les cellules hyperpigmentées de surface. Adoptez dès aujourd'hui la gamme Opalia pour vos soins. Opalia, nous sommes un lien,
un lien qui se complète. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.opalia.com. ndaw si dafa romb derab am éclat mu rafet lool ma ne ko yow lan ngay jëfandikoo mu ne ma savon de Marseille créole dong laay sangoo doom ji tamit leer nañ savon de Marseille créole da di savon boo xam ni dafa mucc ayib lépp ci qualité ak ferñeent nekk ci savon bi fu mu ko mën a amee da ngay woote ci 33 827 28 45 wala 70 409 92 06. dee leen taamu marque Sense marque de référence la boo xam ne dañu koo fonk mu ñëw andi leen ay produits électroniques ak i complémentaires accessoires foo yéeg imitation yeeg toppandoo yi bari nañu ci marché bi waaye benn du marque Sense marque pure marque Sense mi ngi def lu rëy ci électroménager. yéen mbokki Sénégal seen jaaxle jëm ci warga wu baax jeex na ak seen warga ndaayaan di warga wi gën a neex ci warga yi ni mu leen indilee warga ndaayaan noonu itam la leen baaxee Jasmine ndaayaan baax lool te sell yéen grossistes yi ak mbooleem ñiy détaillé ngir bégal seeni client faaw ngeen fàggu warga wi leen di warga ndaayaan ak Jasmine ndaayaan bi mu àndal mbokk yi société bu mag bile di ndaayaan Imo distribution moo leen baaxee xéwal gu mucc ayib gile ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 77 794 78 78. Groupe Amdi Institut, Jumia Black Friday, Savon de Marseille Créole, Sengam Opalia, Warga Ndayan Jasmine Ndayan, FBM Banque Sénégal, seen marque de référence Sense ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéen a kaay ñu ànd ci ak Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf juróomi doomi Sénégal yu bëggoon a dem Barça Vox Populi nee nañu Barsaq la ñu mujjee ca réew Maroc la ñu takke woon jël mbëkk mi mbëkk wutali Espagne waaye gaalaloo ca gi ñu duggoon moo suux keroog àjjuma ñoom juróomi sénégalais yooyee faatu ci géej gi yéen a kaay bi joxe na seeni tur Gora Diop la Basirou Ndaw Serigne Mbacké Ndiaye Modou Matal Ndiaye ak Cheikh Tidiane Seck ci ñoom juróom yi faatu ñeent ña ñoo bokk benn quartier bu ñu dëkk ca Yëmbal ki ci des ma nga dëkkoon ca Touba L'Observateur xëy ak ñun ci juróom benn mool yi réeroon ci géej gi bu yàgg ba léegi fa ñu dëkkoon mu di ca caaroy géej fa la journal bi xëy dem seeti mbokk ya ba wax ñu ne ciw tiis ak jaaxle gu lay ci la ñu nekk jamono ji Ndey Faama Sekk di jabaru kenn ci mool yi réer ci géej gi di ñu wax ci yéenekaay bi ne bi mbir yi xewee ak léegi gorom bu jigéen nangoo tuta lekk ndax di xalaat doomam ji réer ci géej gi keneen ci mooli caaroy géej ji réer ci géej gi di Pape Malick Diop yaayam di Déggeen Wàdd mi ngi wax waa L'Observateur ne saa yu jant bi sowee mu xalaat géej gi ak na mu lëndëmee mu leer ko ne doomam jàng fa àddunaam yépp ay tukki ndax du xam ci lan la doomam Pape Malick Diop nekk Guy Marius Sagna ak i gaayam yi nekk ci loxoy yoon nekk nañu ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool Les Échos nañu njiital FRAPP France Dégage di Guy Marius Sagna lekk na coow rébellion ak fitna ci kaw takk der di violence contre agent mooy li ñu koy toppee L'Observateur nañu moom Guy Marius Sagna mook yeneen juróom-ñetti moromam keroog àjjuma lañu leen tegoon loxo ci buntu palais de la République yóbbu woon leen sûreté urbaine di leen toppee tuumay turbale ordre public bi ak yëkkati fitna jëme ko ci takk der bi leen takk der yi yóbboo sûreté urbaine auditionné nañ leen ba noppi mën naa am tey ji ñu yóbbu leen ñu janoo jëg procureur bi la Sénégal moom li mu bëgg a xam moo di Guy Marius Sagna ndax defkatu jaloore la wala njuuma Guy Marius Sagna héros ou démon la Tribune nañu ak bu mu ci mën di doon gis nañu ne féewale na député yi démb ci assemblée nationale ba ñuy dalal ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye doon ko woteel budget député yi fara ci majorité bi li ñu bëgg ba wax ko mooy ñoom Guy Marius Sagna nañu leen sanctionné ba seeni xel dootu xalaatate lu ni mel député yi opposition bi ku ci mel ne Déthié Fall bu parti Rewmi moom li mu bëgg mooy ñu bàyyi leen ñu dem seen yoon fa ñu demoon ba ñu jàppoon leen fa di ca buntu palais de la République anki dina kay gis na ne ak la fa xew keroog bu ñu moytul dana tax ñu jël ay matuwaay ba kenn dootu xandati foofee yépp bëggoon nañ fee tere nit di jaar ca wetu palais ba waaye président Macky Sall moo ci àndul woon ndax léegi dina ko sañ a bañati lëkkute nañu ak lu ci mën di am daal parlementaire yi rafetlu wu ñu fay yi am ci wàllu kaaraange gi ba tax ñoom Guy Marius Sagna mën a àkki palais ba rapport ARMP bu 2017 bi fi génnoon yëkkati woon coow ci réew mi ñi ñu fi joxar bi woon baaramub tuuma am na ñenn ci ñoom ñu xëy di wedd li ñu leen waxal ca rapport ba boole ceekit di indi ay leeral kenn ca di Racine Talla directeur général bu RTS radio télévision Sénégal source nañu kuréel gii di cellule de passation des marchés ba ci RTS ñoo weddi tuuma ye teg ci indi ay leeral nee na ñu amul benn surfacturation wala faute bu garaaw bu ARMP gis ci ni ñuy doxale marché ca RTS ñu ne xaalis bi ñu naan njiital kër ga Racine Talla da koo jël jënd ci ay pneu wata ak i batterie wata demeewul noone RTS am na ci réew mi lu ëpp téeméeri wata 2017 bi ñuy waajal campagne bi da ci amoon ay wata yu soxla waatoon defaraat boo boolee la ñu ca def ak li ñu dugal ci mobilier ak immobilier yépp mooy xaalis bi ñuy wax keneen ku ñu waxal lu ne weng ci rapport ARMP 2017 bi te mu weddi ko di leeral la Sénégal
kaay nee nañu moo di Mountaga Sy njiital APEX enquête dina kaay mel ne ku naan ñu waa APEX li ñu def moo gën a dee ndax li waral coow li mu di marché bu jëm ci marché bu ñu waroon a tabax ca Caaroy ngir yóbbu fa ñu yëkkatee fa train express bi war a jaar waa APEX procédure passation de marché ba la ñu siiwal ngir wane ne amul dara lu ci lëndëm boole kookub ab communiqué maître Oumar Youm ministre infrastructure ak transport terrestre nee na ci xët mu njëkk l'Observateur ci weeru avril 2020 TER bi mu di train express régional bi dina tàmbalee daw ñu daw dem ci record xooli fa ñuy dàqante ngir jël ballon d'or France Foot Lionel Messi la Virgil van Dijk Mohamed Salah Cristiano Ronaldo ak Sadio Mané kan lay doon ci ñoom juróom journal bi nañu tey jii ci ngoon ca lay leer l'Observateur nañu waaye dégg nañu ñu naan du doon Sadio Mané li ko nar a xañ bokk na ci Afrique gi mu bokk moom Sadio Mané gaay yi Afrique ñoo ko wooteelul Lionel Messi moo jiitu ca classement bi Virgil van Dijk topp ci Sadio Mané ma nga ca 5e place ba. Groupe Amdi Institut, Jumia Black Friday, Savon Marseille Créole, Sengam Opalia, Wargandayan Jasmine Dayan, FBM Banque Sénégal, seen marque de référence Sens ñoo leen doon may li ci yéenekaay. juróomi waxtu sënkam waxtu wi dab nañu ñu leen di gërëm bu baax a baax ci kanam tuuti Ami Soumaré gannaaw moom ñaatam ba 18h xibaari français yi Seydou Nourou Ba jàngeen jëf. I love that FM.